ci turu Baay bi ak Doom ji ak Xel mu sell mi amiin. na barkeb Yeesu Krista suñu boroom ak cofeeluk Yàlla ak Xel mu sell mi ñu boole ànd ak yéen yépp. mbokk yi di seetaan Laudemus Dominum ci rajo Dunya Vision maa ngi leen di nuyu yéen yépp ci seen tur ak ci seen sant di leen gërëm ngir cofeel ngi ngeen soppe émission bi. Yàlla mi ñu sopp ñun ñépp dina ànd ak ñun lu tollook waxtu wi ñuy dugg léegi. moo yelloo suñu cant yépp. lu jiitu tey ñu ngi ci ñeenteelu dibéer ci jamono ji ñuy waajal xewum Pâques, le 4e dimanche du carême atum B. jàngu bi dafa ñuy may ñu teewee waxtaan wu xóot wi diggante Yeesu ak Nikodem. kàddu yi Yeesu wax xaritam Nikodem feeñal nañu cofeel guy dëgg gi Yàlla di soppee doomi aadama yi yépp bañ cee rax benn gënaatle. Yeesu nee na Yàlla dafa sopp àddina si ba jébale doomam ji di benn. nañu déglu kàddu Yeesu yi ak suñu xol bépp. ñaareelu wàll wi di njàngale mi. tey itam l'abbé Alphonse Seck dinañu dimbali ak a tënkal juróom ñetteelu xaaj bi ci bataaxal bi ñu Pape François yónnee tudde ko Amoris Laetitia, mbégtem cofeel. turu xaaj boobu moo di ci tubaab accompagner, discerner et intégrer la fragilité. gunge, ràññee, teral ak a nangu néew doole gi. nañu ko déglu. ci wàllu prier avec les psaumes dinañu ñaanandook yéen psaume 137. ci psaume yi yépp waaw ci li nit mësa taalif xëy na taalifu psaume bi moo ci dàq. suñuy maamati maam ya ñu yóbbu Amérique ni jaam woy nañu ko ni seen woy naan ci anglais by the rivers of Babylon. jaarale ko ci psaume bi nañu ñaanal ñépp ñi ñuy dàq seen réew, ñépp ñiy gàddaay. wàllu bu mujj bi tey ci juróomeelu njàngale mi jëm ci suñu baay dinañu gëstu ci mbirum ni ñu ko tabaxee ak ni mu ëmbee ci tënk l'évangile bi bépp, sa structure et son contenu. nañu ci bàyyi xel. lewansilu Yeesu Krista ba sang mu sell mi bind. ca jamono jooja Yeesu dafa wax Nikodem ne na Moyis yëkkatee woon jaanu xànjar ja ca màndiŋ ma faaw nu yëkkatee noonu doomu nit ki, ndax képp ku gëm jote ci moom dund gu dul jeex ga. Yàlla dafa sopp àddina si ba jébbale doomam ji di benn. noonu képp ku gëm ci moom du sànku
te dina amit dund gu dul jeex ga. ndaxte yàlla yónniwul doomam ci àddina si ngir mu àtte àddina, wante ngir musal àddina si jaare ko ci moom. képp ku gëm ci moom duñu la daan, wante ku gëmul daan nañu la ba noppi, ndax li nga gëmul turu doomu yàlla ji di benn. lii nag mooy àtte bi. ba leer gi dikkee ci àddina si, nit ñi dañu taamu lëndëm gi bàyyi leer gi, ndaxte seeni jëf dañu bonoon. ci dëgg képp kuy def lu bon dafay bañ leer gi, du ñëw ci leer gi ndax ragal ay jëfam weeru. waaye kiy dox tànk yu jub kooku dafay ñëw ci leer gi ndax mu leer nàññ ne ay jëfam yàlla ko taxa di jëfe noonu. baatum borom bi. mbokk yi ñuy seetaan ñu ngi ci bataaxal bi Pape François bind Amoris Laetitia ba tey bu ñu ko xoolee bu baax bataaxal bi daanaka téere la dafa gudd te tey dinañu dugg ci li ñu mën a naan juróom ñetteelu xaaj bi wala juróom ñetteelu néeg bi. Pape François tudde na ko tur wi accompagner, discerner et intégrer la fragilité. dina ko jéem a sotti naan gunge ràññee teral ak nangu néew doole gi, la fragilité néew doole gi. ci article tarjumaan bi nee na ma wax ko ci tubaab, les pères synodaux ont affirmé que même si l'Église comprend que toute rupture du lien matrimonial va à l'encontre de la volonté de Dieu, mënuñu tas sëy bi, sacrement wu sëy bi, elle est également consciente de la fragilité de nombreux de ses fils. ñun ñëpp dañu yëg suñu néew doole. Illuminée par le regard de Jésus-Christ, l'Église se tourne avec amour vers ceux qui participent à sa vie de manière incomplète. Abbé Alphonse, ndax mën nga ñu gunge ci néeg bi. mu di néeg bu am solo. man dama yaakaar ne ci li tax Pape bi woote ndaje synode yi, ñaari synode yi ak bataaxal bii mu bind, defe naa ne lii bokk na ci. seet ñi nga xam ne ñoo gën a néew doole te jublu ci yoonu sëy, seet naka lañ leen di gunge, naka la ñuy ràññee ci seen biir dund. balaa ñu tàmbali émission bi ñu ngi koy wax, fii la ñuy gisee maanaam mbootaayu labbe bi Pape bi bokk, ñu di ko tuddee jésuites yi, nga xam ne ñoom dañoo boole ci seen doxalin dañoo tuddee discernement spirituel.
waaye loolu yëpp defe naa li nga ko tënk mooy yërmande. Pape bi dafa bëgg saxal doxalinu yërmande ci situation njaboot yi nga xam ne xëy na méngoowuñu ak li borom bi bëgg ci ñoom. moo tax mu tànn ñetti baat yi: accompagner, discerner, intégrer la fragilité. maanaam gunge, ràññee te nangu boole néew doole bi nekk ci nit ñi. parce que su dul loolu ni ñoo xoolee situation yi nga xam ne néew doole def ci ne, wala ni nga xam ne pour nga firi leen jafe-jafe ji ci ne, dañ leen di xeeb wala dañ leen di neewal, te su boobaa niñ koy doxalee du doon li gën. loolu tamit wane na li ñu doon wax ca njëlbeen ne Pape bi dafa jàpp ne la loi de la gradualité il faut mu am na fu ñuy déparé ak fu ñuy yegsi, fa ñuy jaar ak ni ñu fay demee ndànk-ndànk ndax ñëpp mën a egg si. bokk na tamit ràññee bi, bokk na ci ràññee bi nga xool ci situation bi lan moo mën a tax xëy na su doon loo xam ne dañ ciy teg ay daan mu am loo ci woyofal, ndax jàpp nga ne lii de su ci nit ki nekkee lii moo tax. loolu yëpp dafa tekki ne jàngu bi ci bépp sëy bu mu mën di seetlu il faut mu di ko seetlu ak yërmande bu doy sëkk. chapitre bii nekk na chapitre bu laaj ràññee bu baax, parce que liñ ciy wax dafa laal xolu jàngu bi, ndax ñu bëri jàpp nañu ne jàngu bi ay teg daan rek la fi nekk, wala ñenn ñi jàpp ne jàngu bi du fàttali nit ñi li nga xam ne mooy yoon yi ñu war a jaar. maanaam jàngu bi dafa mel ni koo xam ne lu ñëw rek baax na. mu am fii expression boo xam ne Pape François daf ko nam, mu ne l'église c'est l'hôpital de campagne. su soldats yi génnee dañuy taxawal toujours hôpital, su ñu nekkee ci xare dañuy taxawal hôpital. li tax Pape François di tudd jàngu bi di ko méngaleeg hôpital de campagne, parce que day wane ne hôpital de campagne suñ fa indee nit doo xool fan la bokk, doo xam, doo wut kan la, da nga koy faj ba pare door a toppatoo loolu. kon liy jiitu mooy jëfu yërmande bi ngay def ci moom balaa ngay tal leneen. te loolu ku ko wax da nga woo jàngu bi ci yërmande, te am na solo. ku jàng li génnee ci ñaari synode yi wala sax nga dégg li ci média yi wax, xam nga ne synode boobu am na wax, maanaam xëy na wax ju mën a jur njëriñ la, waaye amoon na wax ndax ñëpp d'accord luñu ci la. te Pape François loolu sax lu mu nangu la, parce que nee na il faut discussion am, te bu ñu yàkkamte ba teg nit loo xam ne waruñu ko teg, ndax su boobaa dootul am cawarte pour continuer yoonam. donc nangu na ne am na loo xam ne nit ñi dégguwuñ ci, bëgg na fàttali li nga xam ne loolu mooy sëyu chrétien, bëgg na wane tamit ne am na nekkin yoo xam ne dëgg-dëgg méngoowul ak li jàngu bi bëgg.
mais ci biir loolu am na liñ ciy mottali te ànd na ak li jàngu bi bëgg. kon su boobaa nañu tàmbali ci loolu te bañ a sànni lépp, waaye nañu jël loolu nga xam ne méngoo na ak li jàngu bi bëgg. pour moom c'est des éléments constructifs dans ces situations te buñ leen sànni nañ leen xool te sàmm leen. ràññee bi wax nañ ko léegi, pape bi jésuite la, ràññee dafa bokk ci doxalinam. ràññee bi mu teg ko ci yoonu li ñu tuddee ay situation irrégulière, maanaam situation yoo xam ne du li jàngu bi bëgg waaye lu am la tey, ni ki nekkaale yi wala sëy yoo xam ne dañoo tasoon waaye ñi sëyoon sëyaat ak keneen ñu di ko tuddee mariage ou divorcé remarié et cetera. pape bi di ñu aar ci lenn, nee na nu ñu moytu di daan situation yooyu, di teg ay jugement yoo xam ne xëy na du jéem a xam lii am tey fan la jóge ci lan la sooxee ko, lan la nit ñi bëggoon, est-ce que lii ñu am tey doon na lu leen doy wala ñu ngi wut leneen. loolu yëpp bokk na ci ràññee bi, parce que su fekkee ne nit ñi li ñuy dund coono la ci ñoom waruñoo yokk seen coono. te mbëbëtu jàngu bi mooy boole ñëpp, fexe ba ku nekk su fekkee sax sa wàllu sëy tey am na lu ci jagati nga mën a bokk ci mbooloom jàngu bi, ndax yow jàngu bi dafa am ci yow yërmande bu amul benn dayoo. te noonu la xoolee ñi nga xam ne dañoo divorcé dugg ci beneen sëy, mu ne buñ leen catalogué, bu ñu wax ci ñoom loo xam ne amul benn nuance, waaye nañu discerner, nañu xool, nañu ràññee li nekk ci ñoom ndax ñu mën leen a dimbali. am na catégorie boo xam ne ñu leen tuddee divorcé remarié, ci mairie la ñoo sëy waaye mënuñu am mariage ci église. mu ne ñooñu dañ leen war a gën a xëcc ñu bokk ci communauté chrétienne yi, te ku nekk indi ci communauté bi li nga mën a indi, waaye mu ne nañu moytu scandale, maanaam loo xam ne day yàqal ki nga xam ne comprendre ba yàq ngëmam, nañ ko moytu. waaye ñooñu ci jàngu bi la ñu bokk te dañu war a fexe ndax ñu jël seen wàll ci biir jàngu bi ci fànn yu bëre. dañoo ne excommunié waruñu sentir seen bopp ni des excommuniés, parce que excommunié mooy ki nga xam ne bokkatoo ci communion bi. c'est vrai suñu demee église mënuñu communier, waaye nañ leen boole suñu biir ndax suñu biir la ñu bokk, suñu biir la ñu bokk. te su fekkee ne ñun ñëpp ñi bokk ci jàngu bi suñu teewaay day dundal jàngu bi, ñoom itam seen teewaay day dundal jàngu bi. te dañoo doon ay borom njaboot, amay doom di yar seen doom, ñu war leen a gunge ndax loolu nga xam ne sas la ci seen doom ñu mën ko mottali. pape bi daal li mu bëgg mooy li nga xam ne dafa wuute ci situation famille yi ñu nangu koo xool te bañ a jël rek benn yoon teg ko ñëpp, ndax su boobaa day bëri ñoo nga xam ne dootuñ leen mën a boole. moo tax mu ne daf ñuy encourager, daf ñuy yokk cawarte, ndax ñu liggéeyu ràññee boobu ñu war a ràññee ñu nangu koo def te jéem a xàmmee lan mooy responsabilité nit ki. parce que su dee sax bàkkaar mënul am su fekkee ne responsabilité bi nit ki ràññeewu ko.
il faut mu ràññee responsabilité bi mu am ci bàkkaar bi. Donc il faut ñu nangu ràññee tamit ci situation bu ne lan mooy responsabilité ñi ci nekk su boobaa dinañ leen mën a dimbali bu baax. duma gën a sori ci li Pape bi wax maanaam ci wàllu ràññee boobu mais am na lu mu wax ñu di ko wax ci wàllu yoon ci wàllu àtte mu ne l'attention de l'Église sur les conditionnements et les circonstances atténuantes maanaam looy seetlu il faut nga seetlu fi nga xam ne loolu moo tax mu am ak ni mu amee loolu dina la mën a dimbale ci li ngay wut a ràññee te responsabilité bi nit ki di am ci li muy jëf loolu tamit am na solo pour ñu ban leen a teg loo xam ne dafa ànd ak ku ne maanaam c'est des normes générales loolu yëpp pour jeexale fi ma tàmbalee wàll bi Pape bi li mu ci bëgg a wax mooy yërmande bi war a am ci biir jàngu bi ak ci doxalinu jàngu bi la logique de la miséricorde pastorale pour éviter des malentendus ndax situation yu exceptionnelle yi dañ leen war a xóotal ràññee leen xam li ci ne te xam itam li yàlla li borom bi Yeesu di may ñi nga xam ne ñoo nekk ci situation boobu parce que wax nañ ko ci waxtaan yi yàlla bàyyiwul kenn ba Pape bi di tàmbali bataaxal bi tibbee ko ci téere yu sell yi li mu bëgg a wone mooy njaboot yi nga xam ne dañoo méngoo ak li yàlla bëgg ak ñu nekk ci jafe-jafe yàlla daf leen di gunge ñëw ñëpp di leen gunge baatam ndax bàyyiwul kenn ku nekk bëgg na la yóbbu fa ngay amee yaakaar su ma ñëwee léegi ci ñun chrétienu Sénégal woote bi Pape bi woote dafa di lu ma laal man ci sama bopp te defe naa dina laal ñu bëri ñi mel ni man di ñu woo ci ràññee lu bëri ci jàngu bi te bañ a jël ay nit ci seen wàllu sëy taxañ leen rek sànni leen fële mel ni bokkatuñu waaye lu nekk dañ ko war a ràññee di ko ràññee yërmande bu doy ndax mën a gunge ñooñu te bañ leen a sànni bañ leen a bàyyi ci yoon wi ñi xam croix wu Pape François ma firi leen tuuti croix bi muy sol croix bi muy sol Yeesu daf ko jiite ni ki sàmmkat yore xar bi ci mbaggam yi xar yi topp ko mu di dox sàmmkat bu baax boobu du bàyyi benn xar bu ko toppul ndax su demee ba ci kanam te gisul ñenn ñi dina bàyyi bi mu yore ci mbaggam yi dem wuti yi des ci gannaaw ba mu boolee gétt gi yëpp ñu ànd defe naa loolu lañu Pape François jàngal ci chapitre bii te mu doon loo xam ne ñun labbe yi nga xam ne ñoo jiite ñoo war a gunge ñoo war a ràññee ñoo war a xool li néew doole ci nit ñi loolu waruñu ko mën a fàtte. jërëjëf Abbé Alphonse wax dëgg yàlla Pape François dafa ñu jàngal yërmande ci bépp fànn rawatina ci xaaj bi ñu seeti tey ci émission bi jërëjëf Abbé Alphonse. Heureux qui règle ses pas sur la parole de Dieu. mbokk yi l'abbé Alphonse Seck firil nañu ci lu gàtt juróom-ñetteelu xaaj bi ci bataaxal bi ñu Pape François yónnee
di Amoris Laetitia mbekteem cofeel gi. Turu xaaj boobu moo di accompagner, discerner et intégrer la fragilité. Gunge, ràññee, teral ak nangu néew doole gi. bi ñu laajee l'abbé Alphonse Seck yan article lañu leen mën a jàngal ngir mosloo leen tuuti baati Pape François sax tegtal na article 296 ak 297. ci article 296 bi Pape François dafa ñu bëgg a fàttali jikko ju yàgg dale ko concile Yerusalem sax te Yeesu won ñu ko maanaam jikko ju ñu war a wéy a feeñal ci anam yu lëj te jafe-jafe di jikkooy yërmande ji jooju du àtte ak a bar kenn ba abada waaye dafa koy jéema bokkloo nañu déglu article 296. Le synode s'est référé à diverses situations de fragilité ou d'imperfection. À ce sujet, je voudrais rappeler ici quelque chose dont j'ai voulu faire clairement part à toute l'Église pour que nous ne nous trompions pas de chemin. Deux logiques parcourent toute l'histoire de l'Église. Exclure et réintégrer. La route de l'Église, depuis le Concile de Jérusalem, est toujours celle de Jésus, celle de la miséricorde et de l'intégration. La route de l'Église est celle de ne condamner personne éternellement, de répandre la miséricorde de Dieu sur toutes les personnes qui la demandent d'un cœur sincère, car la charité véritable est toujours imméritée, inconditionnelle et gratuite. Donc, il faut éviter des jugements qui ne tiendraient pas compte de la complexité des diverses situations. Il est également nécessaire d'être attentif à la façon dont les personnes vivent et souffrent à cause de leurs conditions. ci article bu ci topp di article 297 Pape François dafay woo sàmmkati jàngu bi ñu di dimbali ñépp ndax ñuy gis nu ñu mëne bokk ci mbootaayu jàngu bi donte sax seen dundin ak jëfin dëppoo wuñu noonu ak ni ko jàngu bi gisee ak tëral ak lu seen sëy tas ak lu kenn dëkkee ci baakaar un péché objectif ñépp mën nañoo bokk lu mu bon tuuti ci dunduk jàngu bi nañu déglu article 297. Il s'agit d'intégrer tout le monde. On doit aider chacun à trouver sa propre manière de faire partie de la communauté ecclésiale pour qu'il se sente objet d'une miséricorde imméritée, inconditionnelle et gratuite. Personne ne peut être condamné pour toujours parce que ce n'est pas la logique de l'Évangile. Je ne me réfère pas seulement aux divorcés engagés dans une nouvelle union, mais à tous, en quelque situation qu'ils se trouvent. Bien entendu, si quelqu'un fait ostentation d'un péché objectif, comme si ce péché faisait partie de l'idéal chrétien, ou veut imposer une chose différente de ce qu'enseigne l'Église, il ne peut prétendre donner des cours de catéchèse ou prêcher. Et dans ce sens, il y a quelque chose qui le sépare de la communauté. Confère Matthieu 18, verset 17. Il faut réécouter l'annonce de l'Évangile et l'invitation à la conversion. Cependant, même pour celui-là,
il peut y avoir une manière de participer à la vie de la communauté, soit à travers des tâches sociales, des réunions de prière, ou de la manière que, de sa propre initiative, il suggère, en accord avec le discernement du pasteur. En ce qui concerne la façon de traiter les diverses situations dites irrégulières, les pères synodaux ont atteint un consensus général que je soutiens. Dans l'optique d'une approche pastorale envers les personnes qui ont contracté un mariage civil, qui sont divorcées et remariées, ou qui vivent simplement en concubinage, il revient à l'Église de leur révéler la divine pédagogie de la grâce dans leur vie et de les aider à parvenir à la plénitude du plan de Dieu sur eux, toujours possible avec la force de l'Esprit Saint. ca tàkkal dexi Babilon ya dañu toogoon di jooy di fàttaliku Siyon. ca garab ya fa waroon ñu nga fa wekkoon suñuy xalam. foofa la ñañu daanoon doon ñu sante ñu woyal leen, ñañu nootoon bëggoon lu xumb naan woyal leen ñu aw woyu Siyon. naka lees doon mën a woye woyu borom bi ci suuf soo di doxandéem? suma la fàttee Yerusalem na suma loxool ndeyjoor bañ, na suma làmmiñ takk ci suma denk leñ, suma tàggoo ak di la fàttaliku. suma màggalulee Yerusalem fa suma mbégtee gënee kawe. fàttalikul borom bi doomi dëkku Edom, ak bés ba ca Yerusalem fa ñu daan yuuxu naan tas leen ko bu dara des. cey Babilon aka bare muur ki lay génnee ci ay toskare, aka bare muur ki jàppi say doom ngir mokkal leen ci kaw doj wi. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, nous souvenant de Sion. Au sol des alentours,
nous avions pendu nos harpes. C'est là que nos vainqueurs nous demandèrent des chansons et nos bourreaux des airs joyeux. Chantez-nous, disait-il, quelques chants de Sion. Comment chanterions-nous un chant du Seigneur sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie. Je veux que ma langue s'attache à mon palais. Si je perds ton souvenir, si je n'élève Jérusalem au sommet de ma joie. Souviens-toi, Seigneur, des fils du pays d'Édom et de ce jour à Jérusalem où ils criaient: détruisez-la, détruisez-la de fond en comble. Ô Babylone misérable, heureux qui te revaudra les maux que tu nous valus. Heureux qui saisira tes enfants pour les briser contre le roc. su may mbokk yi woy wi ñu soog a dégg dafa ñuy fàttali ne ñu ngi ci buntu njàngale mi jëm ci ñaanuk borom bi, la prière du Seigneur di suñu baay. ñaan gi chrétien yi yàgg nañu ko ñaan dale ko ndoortel jàngu ba tey lu tollook 20 xarnu, pendant 20 siècles. kon bu ñu waaru su ma leen waxee ne dañuy soxla ay njàngale yu bare ngir mos tuuti xóotaayam. ca ñañu jiitu ñu bare jéem nañu ko firi. ñu lim rekk ñetti turu suñu maamati maam ci ngëm, ñoom ñañu tuddee les pères de l'Église. Tertullien mu Carthage, dëkk ba féete woon réewum Tunisie.
téeram ba mu tuddee De Oratione ci mbirum ñaan jagleel na ko firib ñaanu suñu baay rekk. Origène di waa Alexandrie moom it faram fàcce na ko. ak Cyprien mu sell mi nekkoon leweku Carthage ci téeram ba mu tuddee De Dominica Oratione ci mbirum ñaanu borom bi. keroog bàyyi nañu suñu xel ci ñaari waxini ñaanu borom bi. waxin wu gudd wi Macë mu sell mi bind ci lewaañ silam ak wu gàtt wi nu Luk mu sell mi jottali. li ñu niroo moo tax ñu jéem leen a dendale l'une à côté de l'autre. noonu lañu nemmeekoo ni ñu niroo ak ni ñu wuutante. ngir ngeen mën a topp ak a nànd njàngaleem tey dina baax ñu fàttali leen ñaari waxin yooyu. waxin wu gudd wi Matthieu miin nañu ko bu baax ndaxte moom lañu baaxoo ñaan bés bu nekk naan suñu baay bi ci asamaan na sa tur sell na sa nguur dikk loo bëgg na am ci suuf naka ca asamaan may ñu tey suñu dundu bés bu nekk te baal ñu suñuy tooñ naka ñuy baale ñañu tooñ te bu ñu bàyyi ñu tabi ci bëlis wante musal ñu ci lu bon. nañu dégluwaat it waxinu gàtt wu Luk mu sell mi. baay na sa tur sell na sa nguur dikk dinu may suñu dund bés bu nekk te baañu suñuy baakaar ndege ñun ci suñuy bopp dañuy baal it nañu tooñ te bu ñu bàyyi ñi tàbbi ci bëlis. ci tënk wax nañu ne li gën a feeñ ci suñuy bët moo di ñetti wàll yi ñàkk ci Luk te Macë dencal ñu leen. maanaam benn tur wu gudd wi Macë tàmbalee ñaanuk borom bi naan sunu baay bi ci asamaan notre Père qui es aux cieux. ñaar ñaan gi jëm ci li Yàlla bëgg naan loo bëgg na am ci suuf naka ca asamaan. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. ñett ñaan gu mujj gi jëm ci lu bon naan wante musal ñu ci lu bon mais délivre-nous du mal. ci suñu juróomeelu njàngale tey bëggoon nañu laal ñaari ponk yu jëm ci ni ñu tabaxee suñu baay sa structure ak li mu ëmb son contenu. mbir mu jiitu mi ñu bëgg a xool moo di jéem a xelmati ci ñaari waxin yooyu nu ñu tabaxee ñaan googu ak nu ñu jëmee kanam bu ñu ko ñaan. ci tubaab mën nañoo tuddee ponku gëstu bi à la recherche de la structure et du mouvement d'ensemble de cette prière. ni ñu ko tabaxee ak ni ñaan gi di jëmee kanam benn lañu ci ñaari waxin yi. La structure est pareille dans les deux versions. ci ni ñu ko tabaxee mën nañoo ràññatle ñeenti wàll. wàll wu jiitu wi moo di tudd ki ñuy ñaan. bu ñu koy tudd dañu koy woo daanaka mu dugg agsi fi ñun. ci tubaab
dees nañu tudde wàll wu ni mel l'invocation. Matthieu dafa ñuy wooloo yàlla ci tur wu gudd naan suñu baay bi ci asamaan. Turu l'invocation ci Luc dafa gàtt naan rekk baay. ci ñaareelu wàll wi nemmeeku nañu ñaan yi jublu ci yàlla balaa lépp di ko seete ci li mu nekk ak ci li muy def. Les premières prières concernent d'abord et avant tout Dieu dans ce qu'il est et ce qu'il fait. ñaan yi daanaka ay yéene lañu des souhaits. looloo tax ñaan gu nekk tàmbali ci wolof naan na sa tur, na sa nguur, na ci tubaab ñuy wax que ton nom, que ton règne, que ay yéene lañu. Matthieu def na ci ñett naan na sa tur sell, na sa nguur dikk, loo bëgg na am ci suuf naka ca asamaan. Luk ñaar naan na sa tur sell, na sa nguur dikk. ci ñetteelu wàll wi nemmeeku nañu ay ñaani dagaan ngir ki ñaan, ay ñaan tigi, des demandes ci waxinu santaane sous la forme de l'impératif. dafa mel ni ñuy santaane yàlla naan may ñu, baal ñu. Matthieu ak Luc def nañu ci ñaar. Matthieu naan may ñu tey suñu dundu bés bu nekk te baal ñu suñuy tooñ naka ñuy baale ñañu tooñ. Luc ne di ñu may suñu dund bés bu nekk te baal ñu suñuy bàkkaar ndege ñun ci suñu bopp dañuy baalit ñépp ñañu tooñ. ci ñeenteelu wàll wi ràññe nañu ab woote bu mujje, un appel final. dafa mel ni ak yuuxu njàkkare, un cri de détresse. dégg nañu yuux gu ni mel ci gémmiñu Yeesu ca toolu Getsemani ba muy ñaan Abba Paater, muy baay, yow mi mën lu nekk randalal kaas bile mu sore ma. Matthieu def na ci ñaari yuuxi njàkkare naan te bu ñu bàyyi ñu tàbbi ci bëlis wante musañu ci lu bon. Luk benn rekk naan te bu ñu bàyyi ñu tàbbi ci bëlis. ci tënk suñu baay yoon wii lay topp: benn, tudd yàlla; ñaar, yéene ko ay yéene yu xóot ci mbiram; ñett, ñaan ko mu dimbali ñu; ñeent, xamal ko njàkkare gi ñuy jànkoonteel. mbokk yi, bu ñu gisee lii am na dara lu ñuy jaaxal. ñaanuk borom bi ci baat yu mujj yi dañu koy tëj ci njàkkare. ci yoon yaawur ya donte sax ñuy wax niki ci soom yi seeni jaaxle ak njàkkare yépp ba seen xol sedd, dina ñuy tëj seen ñaan ci di màggal yàlla, di ko sant ak gërëm. loolu tax chrétien ya teel nañu dolli ak cant, une louange, gannaaw yuux gu mujj gi ci ñaanuk suñu baay. baati cant boobu feeñ nañu sax ca yenn kayit fa ñu bind l'évangile Matthieu mu sell mi, dans des manuscrits récents de son évangile.
cant boobu xam nañu ko ndaxte dañu koy baaxoo wax ci mees bi gannaaw ñaanuk suñu baay naan car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. ci wolof ñuy naan ndege nguur kattan ak ndam yella na la ba faaw. Amen. suñu boole cant bi ci ñaan gi ñu tëjee njàqare dina ëlbatiku doon ak ñaanin gu dal, une prière équilibrée. ñaareelu mbir mi ñu bëgg a xool moo di li ñaanuk borom bi ëmb, son contenu. mën nañoo wax ne xalaat ak kàddu yi gën a am solo ci dunduk Yeesu, waareem yi, sa prédication ak ci dunduk chrétien dañuy feeñ it ci suñu baay. ñu jox leen yenn misaal. ci wetu na sa tur sell mën nañoo teg ay kàddu Yeesu yu diis, rawatina ci lewansilu sang mu sell mi naan man ñëw naa ci suma turu baay te nanguwu leen ma. ak it baay màggalal saw tur, te baat daldi jóge asamaan naan màggal naa ko jeeg te dinaa ko màggalati. rawatina ci ñaan gu mag te xóot gi Yeesu ñaan ca reer bu mujj ba te ñu tudde ko ci tubaab la prière sacerdotale. mu ne ci baay xamal naa sa tur nit ñi nga tànne ci àddina si ngir may ma leen. sàmmal sumay taalibe yi nga ma may ndax ñu takku ci saw tur te bokk di benn ni ñun. lu ni mel lañu mënoon a wax ci mbirum nasa nguur dikk. Yeesu faral naa wax ci mbirum nguuruk yàlla gi. nañu fàttaliku rekk ni mu ubbee waareem bi naan nguuruk yàlla jegesi na, tuub leen te gëm ci lewañsil bi. noonu la lu jëm ci mburu mi. nañu xool it ni mu baralee mburu ya ñaari yoon ngir dundal mbooloo mi ak waare bu mag bi mu def ci mbirum mburu mi dund ca dajekaayu yaawur ya ca dëkku Yerusalem. noonu la it ak mbirum baale gi. nañu xool Yeesu ca croix ba mi ñaan yàlla baayam ne baay baal leen xamuñu lu ñuy def. te mucc gu mujj gi lim na ko itam ci waare bu mu def ca dajakaayu yaawur ya ca dëkku Nasaret naan xelum borom baa ngi ci man, yónni na ma ndax ma yegal ñi ñu tëj kaso seen bésub mucc, ma delloo ñi ñu gëtanoon seen péex. nañu gàttal wax ji di lim kàddu ga suñu maamati maam ci ngëm Tertullien mësa bind ci faram-fàcceem naan ñaanu borom bi di suñu baay wax dëgg yàlla dafay tënk l'évangile bi bépp. mbokk yi yoon wi di ñëw dinañu wéyal suñu gëstu ci mbirum ñaan gi.
mbokk yi ñu seetaan jaarale ko ci psaume bi ñu dégg sànq di psaume 137 bay nañu suñu xel ci ñépp ñi ñuy dàq seen réew ñépp ñiy gàddaay te sore seeni mbokk wóor nañu ne ñoom ñu ngi fàttaliku seeni soppe bés bu nekk nañu leen ñaanal nañu fàttaliku it ñi néew doole ñi feebar ñi seen xol jeex du ci wax ak xalaat rekk waaye itam ci jëf jamono ji ñu nekk léegi di jamono 4 fani waaj dañu koy tudde it ci tubaab le carême de partage di jamonoy séddoo mbokk yi ci yoon wi ñu yóbbu fa xewum Pâques maa ngi leen di yéene leer gi bawoo fa Yàlla ci jàmm